le maire ngoomu toog Lamine monsieur le maire ngi toog Malick Thiandoum ak Serif ndeysaan kay Ndiaye ngi ndeysaan jey lam grand maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Babacar. maa yaa ngi si jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah. kii nga toogal kan la. kii mooy monsieur le premier magistrat de Gandiaye Pape Songué Diop di suma xarit di suma wóllëre Demba Ka bu EDK boole ñu depuis boobu ba léegi ñuy sàmm kóllëre gi ma dend ak Chérif bi nga xam ne kenn la ci moom tey mu am bésu làmb ñu tuddee ko drapeau ñu ñëw ci dëkk bu nga xam ne dëkku séeréer dëkku cosaan la waaye dëkk la bu nga xam ne bu ñëwee mooy dëkku Babou Ngom loolu rek doy na ndax Babou ñun ñëpp xam nañ ko ci làmb muy l'homme à la baguette magique ñi ko donn tey mu deewuñu puso bi mu réer boo déggee woy yi jolli nga dégg gars yi li ñu tëgg ak rythme séeréer bi da ngay xam ne fii la làmb buujoo. fii la làmb buujoo. fii la làmb buujoo ndaxte fii maanaam làmb dañu koy dund dafa nekk aada nekk cosaan nekk lu nga xam ne daf fi yàgg cay maam ba ciy maamaat mu nekk tamit dëkk bu nga xam ne boo déggee ñi way nga xam ne li ñuy way xam nañ ko bu baax waaye boo déggee ñiy tëgg nga xam ne li Babou Ngom def ba ñun ñëpp ñu teg ci suñu bët tey doomam Maodo ak xale yi mujjee poussé bi Momo mujjee wuñu poussé bi mu réer donc bu ñu ñëwee dëkku Babou ñëw dëkku monsieur le maire le premier magistrat Pape Songué dañuy am mbégte lool parce que nit bala nga ko xam nga fekk ko ci biir mbokkam nga fekk ko fi mu dëkk ñun xam nañu Gandiaye démb xam nañu Gandiaye tey romb nañ fi démb romb nañ fi tey xam nañu lu fi soppeeku ak lu fi soppeekuwul donc je pense que depuis qu'il est à la tête de cette commune li ko soxal mooy li nga xam ne mooy slogan mooy li nga xam ne mooy bëgg-bëggam que Gandiaye soit comme Shanghai. comme Shanghai. waaw am na solo. loolu neex na trop kon ñu ngi nuyu waa Gandiaye yëpp di nuyu monsieur le maire Pape Songué di nuyu képp ku nga xam ne yaa fi ne di ñaanal Babou Ngom gudd fan ak wér gu yaram. mais démb dama la dégg tamit nga wax ci ku mag koo xam ne icône làmb la muy Yaxya Diop Yékini wax ji nga wax ci moom démb Sénégalais yi dañ koo rëylu maanaam dafa rëy ñu bëri rafetlu ko. waaw xam nga Yaxya jëfam moo rëy ndaxte li mu def ci làmb comme je l'ai dit dafa nekk ku nga xam ne icône la te nit bu fekkee ni da nga def lu kenn deful ci réew mu mel ni réewum Sénégal dañu war di la delloo njukkal ci moment bi nga xam ne yaa ngi fi yaa ngi dund mais Sénégal dañu tàmm di delloo nit hommage à titre posthume maanaam bàyyi ba nit ki génn àdduna ñu soog ko rendre hommage mais Yékini dafa nekk ku nga xam ne c'est une icône de par son parcours parce que tey kenn mënul wax lambu Sénégal wala lambu Afrique te tuddloo Yaxya Diop Yékini mooy mbër mi nga xam ne moo def 15 ans de règne sans partage 15 ans d'invincibilité mooy mbër mi nga xam ne moom jël na drapeau CEDEAO dem na ba ñamee toj ñamee daan seen champion ba ñu ka nga xam ne moo yoroon sabre d'or ba mooy roi ca Niger te ku nekk xam na Niger lamb fi ñu ko def Yékini moo ko fekk foofu daan ko individuel daan ko équipe te laataa mu koy daan ba ñu demee ba xam ne moom moo ko man te bu ko daanee catastrophe am dañu fekk Yékini néegam di ko corrompre ni ko bàyyil suñu waa ji daan la ñu jox la xaalis mun leen dee moom moo ko gënal parce que séeréer du trahir on est séeréer et on est fier de l'être mu défendre crânement les chances du Sénégal ba keroog ñoom ñoo gagné Niger à plate couture fédération ba tas ministère ba tas crise bu metti am fa Yékini dem Johannesburg aux Jeux africains représenté fa Sénégal def fa jaloore kon kooku tey su demee ba bàyyi làmb def reconversion di wan xale yi ni boo jógee ci làmb waruloo toog di tàllal loxo waruloo toog ñu lay yërëm li nga am ci làmb da nga ko war a investir mu préparer sa reconversion nekk tey jii chef d'entreprise wan na xale yi yoon bi donc kooku dañ ko war a jël comme un modèle bu ñuy won à la jeunesse sénégalaise de Bassoul à Joal de Joal à Dakar de Dakar à Niamey
de Niamey à Johannesburg, Yahya Diop Yekini aura montré qu'il est le meilleur parmi les meilleurs. Il est le roi des rois, il est le king des kings. Il est le king des kings, macha allah am na solo mais tey tamit dañuy ñëw si autorité locale bi dañ ciy dikkaat sax. parce que defe naa maire yi dañuy soxla ci communes yi saaru maire yu nga xam ne dañuy jege seen ay population par rapport ak seen ay soxla yaa ko wax nga ne daan nga fi romb démb di fi romb tey diggante bi nga fiy romb kii xam nga ko yaakaar naa ne ci gis-gis wala loo ñu mën a wax ci moom loo xam ne est-ce que nekk na maire boo xam ne ci sa gis-gis wala li nga dund ak moom maire bu jóge population am la wala yow loo gis ci moom. saa yoo ko gisee muy dem xamal ni benn itte rek la am mooy Gandiaye ku nekk fa nga dëkk ngay tiitaroo moom Gandiaye mooy Shanghai am Gandiaye mooy New York am Gandiaye mooy Pareem parce que il faut être fier de ses origines te tey dañu ko tànn parmi d'autres fils de Gandiaye ni ko yaanu doy jiitanu kon am na sas mais li tax ñu jiital ko aussi moom moo ko wane ji ko askan bi ba ñu wóolu ko dénk ko maire bi muy jege askan bi ci seeni soxla bu dee ngénte moo ci ay bu dee dëj moo ci ay bu dee ay jàng du tànkam lu kenn ubul buntu këram tëjul téléphone am donc loolu daf ta am solo parce que un maire un administrateur doit être proche de ses administrés bu ñu yeewu di la gis bu ñu amee soxla gis la wax ju neex sax sarax la maire mënta régler problème yëpp amul benn maire bu ko mën rawatina nga nekk le maire d'une petite commune qui n'a pas beaucoup de ressources tey génie créateur am ak les relations yi nga xam ne am na ko au niveau national et au niveau international grâce à la coopération décentralisée moo tax muy am li muy am di ko indi Gandiaye kon buñ ko jàppalee Gandiaye sera comme Shanghai donc nit la bu nga xam ne boo gisee kër gi mu tabax Gandiaye bu ko neexoon tabax kër gu mel ni palais toog fële bu ko neexee benn samedi wala benn dimanche mu ñëw wala toog ba élection jub si mu ñëw ni woteel leen ma mais bu ko defee ëppul waa Gandiaye fu la ëpp leen fayda c'est parce que daf leen di liggéeyal jege leen ñu gis ni Gandiaye est en train de se transformer ñu ne qui est derrière cette transformation radicale de la commune de Gandiaye ñu ni c'est son premier magistrat Pape Songué. monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la ziar et puis di kontaan tamit ci accueil bi fële sa kër macha allah am na solo defe naa boo toogee ni càndum toog sa ay pros toog nii waa Gandiaye génn nii muy remise de drapeau Babou Ngom toog muy koo xam ne icône la si lamb Sénégal loolu la yàlla dogal ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di nuyu doomam moom nga xam ne moom suñu wëndëreel ndax suñu xarit la yaa ngi dégg kon defe naa ne loolu yëpp su amee daal li ñuy mën a def daal mooy tey ah nee na daal ñun ñu ngi sa commune kaddu gaa ngi nii looy wax waa Gandiaye looy wax askan wi nga xam ne nii ñoo dëkkee dëkk bi nga xam ne yow la fi yàlla teg ngay maire bi. jërëjëf Malick maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci li ngeen jóge Dakar ñëw seet si ma fii bugg bokk ak man bis bi muy bis bu rëy di bis bu rëy ci man di bis bu rëy ci Gandiaye ndax la tax la ko sababal mooy dañuy sargal tey koo xam ne yóbbu na turu Gandiaye fu nekk ci Sénégal koo xam ne lamb bi ñuy def tey muy suñu cosaan fii ci Gandiaye suñu cosaan fii ci Sénégal Babou def na ci lu ne muy ambassadeur de la commune de Gandiaye ambassadeur de la culture sérère ku mel noonu ku ko am sa dëkk boo ko tiitaroowul xamul looy tiitarooti te Malick dafa wax léegi lu am solo nit ki boo koy sargal ko ci kanamam muy fekkee njabootam fekkee ay mbokkam fekkee ay xaritam fekkee ndax Babou mii kat il nous a procuré beaucoup de satisfaction képp ak lu làmb kontaan nga ndax ci Babou li mu doon def tey bu toogee ba retraité ndax loo gis lu ne yàlla lu mu mayee dina rocci ay doomam nekk fii ñu nekk fii aussi nekk ay morom màggandoo ci dëkk bi tey jii yàlla teg ñu ci bopp commune bi lépp lu ñuy def dañ ko ci sargal et c'est un monument de la culture sérère il sera citoyen d'honneur de Gandiaye duñ ko mës a fàtte mu Babou lii nag première édition la
tàmbali la moo tax sax defuñ melul ni mu war a mel waaye incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee déwén bu ñu koy def fii Gandiaye dina toj ndax baabu moo ni toll. baabu moo ni toll te dinañ ko sargal dinañ ko màggal yàlla na ko yàlla may fan yu gudd yu mu yàgg fii yàgg di ñu bégal moom ak i doomam moom ak njabootam may nuyuwaale aussi famille Yandé Codou Sène ndax moom tamit icône la mondial ay doomam a ngi nii ay sëtam a ngi nii pour te dire que Gandiaye c'est une ville de culture c'est une terre de culture c'est une terre de tradition ku xamul fi nga jógee doo xam fi nga jëm ku jàppul sa cosaan xamoo ci li nga jëm donc loolu sookul la si ñun ñu jàpp suñu cosaan ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ŋànk cosaan bi fii bu loolu weesoo def ñu ko dënk dara xëyul sotti lu baax yombul bañ fi ñëwee ba léegi ñu ngi góorgóorlu dañuy fooye sax suñu slogan Gandiaye comme Shanghai ngir roy lu baax bëgg lu baax bëgg Gandiaye qui soit au firmament des grandes villes de ce pays-là te incha allah suñu am yàlla maye kattan fii ak ay at yu tuuti lu waay bëgg di nga ko wutsee fii. Nous voulons avoir une ville durable, une ville résiliente, une ville bienveillante. Une ville où les gens auront le plaisir de vivre. Parce qu'on peut habiter une ville et ne pas vivre la ville. On peut habiter une ville et ne pas vivre la ville. Mais on veut que les gens qui habitent cette ville-là vivent la ville. Culturellement, socialement, économiquement. On a énormément de projets. On a en vue une zone industrielle qui va avoir plusieurs milliers d'emplois. Des investissements de plusieurs milliards. Si nous avons Inch'Allah, les grandes réalisations ont toujours commencé par de grands rêves. Nous sommes dans le rêve et bientôt nous serons dans la réalité, Inch'Allah. Lila lendi ñamal li du fi xajul ci nak bi xajul ci cin bi di leen wax ne kontaan naa Babou sama xarit la maa ngi nuyu aussi ñëpp ñi may jàppale ci dëkk bi suma bureau municipal suma conseil municipal samay xarit samay àndandoo mes amis d'enfance ñoom ñëpp ñu ngi fi di nuyu particulièrement aussi Chérif mi nga xam ne ñëwee na jógee na Dakar jàpp ma damay wax ne ku miin ay loxo luñ la waay téye xam nga ko moom ni ma téye xam naa ko defaluma ko lu ko nit ñi defal au contraire du ma ko defal dara ndax coono rek laa ko indil waaye fu ma jógee mu jóg su ma jógul sax mu jóg kon Chérif maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di ñuy jigéen ñi ànd ak man ñëwaguñ ñii ñu ngi ca waañ ba ñu ngi ca kër yi di préparer pour que làmb gi mun a neex de toute façon daal li ñu bëgg mooy première édition bi yàlla na jàll ci jàmm ñu feete ko man du sama mbiru waa Gandiaye la mbiru Babou la sama mbir de mbiru waa Gandiaye la mbiru Babou la damay puus rek waaye nag bu ñu yeggee ba sa cappaandaw ba bugg nañ nit ñi xam ne dëkk day am ay référence bu ñu xeeb mukk suñu référence bu ñu ne Yandé Codou Sène qui a fait le tour du monde fii la dëkk fii la mujjee nañ ko jàpp bu ñu ne Babou Ngom qui a fait la fierté les grands moments de la lutte sénégalaise nañ ko jàpp kenn du xeeb sa patrimoine parce que la culture